ana ku nekk Sénégal te bëggoo réew mi jëm kanam amul ak loo mën a wax ak foo mën a féete ñoo bokk réew mi jëm kanam bu ñu bokkul li ñuy wax it nag ñoo bokk bëgg-bëgg te la diversité est une richesse et nul n'a le monopole du patriotisme amul kenn koo xam ne kii mën naa taxaw maa gën a bëgg réew mi ñee ca des ki ñu tooñ mooy ki mën a jéggale ndax waxu yàlla bii déglu ko te jàpp ko xaala taala wa an taxfu aqrabu li taqwa subhanahu wa taala ne ngeen jéggalee moo gën a jigee ragal yàlla kon ku waay lu waay mën a def jéggal ko moo gën a yell leneen lu mën a doon waaye bu ñu déggoon waxu yàlla bii dañu bëgg njéggal ndax ñooy ci soxla subhanahu wa taala ci bépp mbir mu wax ak ñun waaye déglu ko xaala allahu tabaraka wa taala wal yaxfu wa yasfahu ala tuhibbuna an yaxfira allahu lakum yàlla ne dañuy jéggale tey jëllale moo xanaa bugg leen yàlla jéggal leen ba moo tax ñi dégg waxu yàlla bi tontu ne aha kay yow sunu boroom jéggale nañu te bëgg nañu nga jéggal ñu waaye néewal say wax bokk na ci ragal yàlla néewal say wax bokk na ci ragal yàlla te wax bari na lool ci mim réew pétrole gaz pétrole xam-xamoon ni gaz am na Sénégal ñu koy exploité depuis longtemps le gaz de Gadiaga kenn waxu ci parce que kenn xamu ci dara pétrole gaz pétrole te lii jàmm moo ko gën ndax dañuy wax ne c'est une malédiction musiba la ci réew mais non c'est un don de Dieu et il devient bénédiction qu'avec une bonne gouvernance dans la spiritualité ñëpp ñoo ciy wax du musiba yàllaa ñu ko jox waaye nekk na mbaax su fekkee dañ ko teg ci njub ba pare ragal yàlla teg ci ñëpp ñu ciy wax ngir rekk nag mu leer loolu jaadu na waaye ñu ciy tudd ak ñiy wax kenn moomu ci li mu ci nekk kenn rek lañu yaakaar ni moo ci waroon a jëf addu ci seen njëlbeen ba fii te mooy Petrosen ana ko ci dégg kenn tudd ko kenn dégg ko lu ko waral mu mel ni seen loxo dañ ko ci seppi lu ko waral xam nga pétrole buggul coow bu ci baree rek bu ci baree réew mi duñu ko jariñoo coow bu ci baree réew mi duñu ko jariñoo ah les exemples foisonnent booy seet sax de près da nga naan ndax suñu réew yi ñoo moom pétrole bi multinationales yii ñooy ñi moom pétrole bi wëlbatiku nag di ñu mosal rek xam nga 16 800 milliards ci 30 ans mais équivaut à 560 milliards at mu nekk mais loolu dañ ko mën a am feneen loolu du mosal waaw loolu ban pourcentage la représenté ñi ko bokkal ban pourcentage lañ ci am loolu bu ko nit ñi xamoon yàmmul ba coow li jeex ñu wëlbati ko nag waaw exemple yi bari na boo demee fii Afrique da ngay gis réew yoo xam ni ba ñu amee pétrole ba léegi tey la ñu gën a ndóol ana pétrole ba lu mu leen jariñ tey la ñu gën a ndóol boo laajee sax mu nga feneen ñu koy jiiñ ay famille ak lu kenn xamul defal Afrique rek te pétrole jàmm moo ko gën le Venezuela est là c'est la plus grosse réserve de pétrole au monde waaye tey lan la deux gouvernements opposition am gouvernement président am fa inflation bi toll ci 1,300,000% inflation da ngay yor saaku bolivar muy xasen xaalis boobu ñu dévaluer ko ñaata yoon boo jëndee doo ci mën a jënd mburu lu muy jariñ ana pétrole bi pétrole daal xam nga wax baaxul xam nga pétrole daal jàmm moo ko gën waaye nag man nga am jàmm am pétrole waaye ci kaw mu tegu ci njub ak dëgg ak ragal yàlla li nga Sénégal dañ daan wax ni réew mu am jàmm la boobu ñu ni neen la kenn raxuñu
ñun neen la kenn raxuñu waaye bi fi alal bi nekkee zircon bi nekk fii or bi nekk fii ménélite bi nekk fii pétrole bi nekk fii ñeneen dañ ci wàlli si bëgg ci luñ ci lu am ñun te lu mu leen jaral leen ko gis nga dëkk yi nga xam ni guerre déclarée la fa te pétrole wala ko ñaata la demal Afrique centrale te du jeex mukk dañuy ngay ngeen di xeex ñuy tibb di dem waxatuma ñun si pétrole bi nekk ci biir géej gi buñ koy kii sax yow yëgoo ko Sénégal dañuy wax ne réewu jàmm la waaye boobu ñu nekk la woon waaye léegi rax nañu de wax baaxul rawatina coowu suuf gis nga dëkk bi coowu suuf bi yëkkatiku na fii bu rëy te buñ ko arrêté wul du kenn xamul fu mu jëm ñoo xam ne ñu am nañu seen i parcelle kenn xamul kañ la ñu wëlbatiku nangu ko ci ñoom parce que defuñu fa dara te ñooñu dañuy jënd seen xaalis ay ñoo xam ni ay borom ndono la seen bàyyi dee na moom woon parcelle bi mënuñoo doon kii ñu xëy nangu ko kooku doo compliquer situation xale yooyu bu ñu màggee waaye quels sont ces bénéficiaires loolu bu yóbboo ñu arrêté ko gi nga dëgg melokaanu ragal yàlla la taqari sidqi fi aqwali wal af'al te mooy ku ragal yàlla day mooy ci dëgg moo xam ci ay jëfam la wala ci ay kàddoom ndax ñàkk wax dëgg ak ñàkk ko jëfee ci màndargay naafeq la bokk te safara mooy këram waaye li la sunu borom wax dama bëgg nga déglu ko nga dégg ko nga gëm ko te nga jëfe ko xaala tabaraka wa taala wallazi jaa bi sidqi wa sadaqa bihi ulaika hum muttaqun yàlla ne képp ku ànd ak dëgg te dëggal ko ci ay kàddoom ak i jëfam ñooñu ragal yàlla mbokk yi ku dëgg faaw nga sàmm sa kàddu ci looy diggee ak ci looy wax te man koo def xoolal chemin de fer bii am njariñ lool ci am réew te ñu rey ko ba mu dee wet ngi suqali ko ñu dégg nañ fii mois d'avril weesu na dara amul dara sottiwul xale tubaab bi ñëw fii dajeeg ay syndicalistes naa leen les études vont durer des années la constitution des années kon kañ sën la ñuy defar sa chemin de fer boobu kenn ñëw fii ne 2020 on attend mais lu ci mën a am dañuy wax nit ñi dëgg teg ko ci dëgg te ragal yàlla ci li ñuy wax ce qui est sûr c'est que l'islam a condamné la violation des serments avec une véhémence telle qu'il ne permet pas à ses adeptes de trahir leurs engagements, même ceux pris à l'égard du corrompu et des injustes. Quand le Coran décrit les croyants, il n'omet pas de préciser ceux-là, les croyants qui respectent leurs dépôts et leurs engagements. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yàlla ne ñi gëm ñooy ñi nga xam ñoo sàmm la ñuy leen dénkaane lañ leen dénkoon te seen kóllëre te kóllëre dugal na moo sàmmonte ak say wax ak say jëf sa diggante ak sa moroom bi nga xam ni yéen moom nga ko seqal